image yaa ngi nii nit mënu fee sos wala wax fi loo xam ne amul. ñoo ko bloqué. ñoom mais image yaa ngi nii ñoom ñoo ko bloqué kay demoo. ñu ñoo fekk jaaral fii duma jaar fii. waaw trouble à l'ordre public nit kay buy troubler ordre public bi yow dañ la fay teg pour ngay indi ordre. mais pas ngay désordonné yow tamit. ñu nu xënt dëgg. li avocat bi wax loolu moom mooy dëgg. dañoo ñëwoon négocier pour ne ko coppee jël ko yóbbu ko ci justice mu daal di koy dëgg. est-ce que beneen dossier ci biir dossier. waaw Cheikh Bara Dolly est-ce que sax du seen procédure bi moo tax ba gars yi changé tactique. waaw téye ko trouble à l'ordre public en attendant ñu suspendre fële. ñu lijjanti waaw li avocat yi def. parce que juge bi ñemewul jalgati avocat yi def. mi ngi noonu. xaaral kii daal bu mu delluwaat këram. honorable député Cheikh Bara Dolly. honorable député. oui. honorable député na nga def ñu ngi lay nuyu. di la dalal ci Zik FM. oui. seen recours bi ngeen déposé ci suba conseil constitutionnel nu mu demee. bon li ñu ko yoon maye rek li ñu ko yoon sant loolu lañ ko doxal déposé recours bi defoon nañu réception. léegi nag la cas mooy juge bi ci wax ma amul sañ-sañu continuer convocation bi tant que siège yi ñi nga xam ñoom ñooy siège conséquence joxe woon li nga xamante ne mooy seen délibération ci recours bi. est-ce que sax du recours boobu moo tax ba gars yi changé tactique parce que xam naa ñàkk moo tax ba gars yi changé ndax xamoon na ni maanaam mun ñu koo téye ndax comme recours am na rek. comme recours dugg na rek loo xamante ne tey mooy waral tey jii ñu mën ko jàppal xam nga lu mel nii. dafay wan ne rek politique moo nekk ci kaw dossier bi ndax xam nañ leen mbirum civil la woon dem nañ ba ci biir xam na ne mënuñu ci am ndam Macky Sall moo jox ministre de la justice ndigal ministre de la justice jox procureur de la République ndigal pour que ñu jàpp Ousmane Sonko kon lii tey otage politique la boo xamante ni jégle nañ ko kii nga xamante mooy le député Ousmane Sonko. léegi nag yéen da ngeen di toog xaar conseil décidé. non ñun combat bi day continuer fii amul lu ñuy xaar li ñuy xaar mooy ñun li ñu yoon may jox nañ ko léegi li am solo mooy askan yëpp xam ni tey lii mbirum dossier politique la. dossier politique nag politique rek moo koy réglé. non maanaam ci comme déposé ngeen ko léegi conseil constitutionnel ñaata ban appel am pour tontu leen. non délai bi 1 mois la mais bu ko neexee xam na mën na koo yàgg defal loo xamante ni 2 semaines lay duré. fukki député ak juróom-ñaar ngeen soxla woon ngeen am fukki nit ak juróom-ñeent loolu day wone seen taxawaay également ci pas-pas bi ngeen ci am. allo. ma ne fukki député ak juróom-ñaar ngeen soxla woon ngeen am fukki nit ak juróom-ñeent yu signé. fukki ak juróom-ñeent la nag ñëpp signé nañ déposé nañ ko defal nañu récépissé boobu ñu defoon nag jox nañ ko avocat Ousmane Sonko yi. justice bi ci boppam xam na ni déjà mënut a avancé tant que conseil constitutionnel àdduwul ci li nga xam mooy recours bi. ñoom xam nañ loolu. loolu moo tax automatiquement ñoom bi ñu xamee loolu il faut que maanaam président de la République mi nga xam mooy njiitu réew mi joxe ndigal ndax tey procureur de la République moo joxe ndigal pour que ñu jàpp Ousmane Sonko daanaka lii kidnappé laa ko mën a tudde sax ndax kidnappé koo xamante yow yaa ngi dem di wuji ñu ne la yow fii nga war a jaar doo fa jaar fii ngay jaar ñu tàddee la pare maanaam xam na ne lii am na ñu kidnappé la dugale foofu noonu pour toppale yaa influence yooyu yaakaar naa ni en tout cas lu grave la ci réew lu grave ni mosu am ci Sénégal. léegi nag en tant que député yéen combat bi naka ngeen koy mënee comme recours bëri mën na yàgg mën na gaaw ci combat démocratie wax askan wi wax li nga xam ne wax maanaam jël témoin opinion internationale ak nationale pour que xam ni li am Sénégal il faut que ñu wax te lu tax Ousmane Sonko ñoom la. jërëjëf kon ñu ngi lay gërëm di la sant baax a baax honorable député. xam nga Simon. Khalifa Sall démb ci exclusivité bi Fabrice am ci Sen TV. résistance. gi ñuy woote. mais woote wuñ ko parce que da ngay woote insurrection pour taal réew mi. réew moo xam ne sa baay nga ca sa ndey nga ca sa nijaay nga ca ñëpp nga ca. bu tàkkee seen waa kër dañuy tàkk. c'est vrai. ñi fi nekk naan ay républicains gënuñoo bëgg nit ñi réew mi te gënuñoo gëm nit ñi réew mi. ñoom sax li ñuy def nii mooy wane ne ñoom ñoo bëggul réew mi. parce que borom caq du xeex ak borom baatu neen. mais ñoom boo xoolee. seen lépp fitna la. Macky Sall voté na fi 100 cartes électeurs. lu ne ñoom def nañ ko ci mim réew. Khalifa bu ne résister neewul ne ay mbirum taal réew meeg yooyu waaye Bougane Gueye Dany samp na tour. après Sonko à qui le tour. à qui le tour boobu nag bu ñu jàpp ne li mën na opposition dong la de politiciens yi dong la de déedéet. mën na nekk journaliste mën na nekk kilifa diine mën na nekk animateur mën na nekk ku ne. mën naa nekk ku ne. loolu moo tax mu ne à qui le tour. waaw mën na nekk ku ne. na nga ko woo ko. waaw mën na nekk ku ne. mën na nekk ku ne. léegi nag moo tax ku ne. ci Sénégalais yi war naa jàpp ne Ousmane Sonko mi kon man maa ci war a topp. ci 16 millions de Sénégalais yi. dégg nga loolu xëy na ñoom ils ne sont pas inquiétés Macky Sall bi mu toogee ci réew mi ba léegi amul kenn koo xam ne rek da nga nekk ci moom Simon. ñu tudd la fi dossier. Nga tiis. du mbirum Prodac du pétrole beeg rek am Alioune Sall du mbirum 94 milliards yi. du dara ñoom ñëpp li ñu leen épinglé te ay corps contrôle état bee leen épinglé ne leen ay sàcc ngeen.
déggoo ma de. mais ñuy dem yóbbu tribunal ne x sax la ñuy mujjee. après ne loolu yéen ñëpp setal nañ leen. Ablaye Wade sax même bu dee day politique daan nañ wax naan waaw moom day Idrissa digganteem ak moom politique la. mais moog Idrissa ñoo bokkoon kaa. lañ leen jote moo Condé Toña ñoo bokkoon kaa. ñoo bokkoon benn kër de. moog Modibo Diop ñoo bokkoon kaa. moog Ndeye Khady ñoo bokkoon kaa. moom sax ñi mu bokkal kaa daan na leen teg. ñu naan politique la seen biir la. mais kii amul kenn ko bokk ci ñoom koo xam ne dañ naan dafa def lii wala def lee nga équipé wu. lu leen neex la ñu def yónnee nit ñi message saaga leen dóor leen def leen neex. d'accord yow tuumaal nit ñi ci nangam kay dossier boobu kay dem leen ca. waaye ngay indiwaat leneen xam nga fan la ñuy mujjee. rajo bi ci boppam barki démb la ñu ko tëj Sen TV. wallaay Sen TV gii barki démb la ñu ko tëj. wallaay rajo bi yee ci topp. li Khalifa Sall wax bu ñu ko defulee. d'accord yéen dootoo leen waxati yéen ci mbooloo. dootoo leen wax ñu ngi en direct ak Nanko Bakayoko Nanko. waaw El Hadj Simon li ñu mën a wax mooy ñun bi ñu jógee fi nga xamante ne bi kon moom mooy Mermoz dañoo jaar tribunal romb nag fi nga xam ne mooy centenaire doon wutali fi nga xam ne moom mooy Colobane waaye li ñu jàpp mooy situation bi doy na waar fii ci centenaire bu Dakar ndaxte nag ay puno la ñu taal ci kaw tali bi waaye tamit teg fa ay xeer ak i weñ ci li nga xam ne kon moom mooy mboolem fii jaar kon centenaire dalee ko fi nga xam ne kon moom mooy rond point bu RTS jëm yoonu Colobane bi kon mën nañu wax ne daal pour le moment en tout cas la circulation est perturbée ci centenaire bu Dakar jamono ji sax ñu ngi ci ginnaaw benn oto takk-der boo xam ne kon ay takk-der la def ba mu fees dell ñoom ñoo wàcc nag dindi li nga xam ne moom mooy xeer yi nga xam ne taal nañ ko waaye itam di fayee yenn yi nga xamante ne bi mooy ay pneu yu ñu taal kon ñu ngi jéem a xool nekk def ba yegg boori fi nga xam ne kon moom mooy section recherche waaye tamit xam ne beneen équipe tamit ñu ngi ci ginnaaw waaye daal liñ mën a wax mooy ne situation bi doy na waar fii ci centenaire bu Dakar ginnaaw nag ay pneu yoo xam ne taal nañ ko am na nag beneen tàkk-tàkk boo xam ne maa ngi koy séen ca sama kanam xam naa nekk bu ñu contourner li nga xam ne mooy xeer yi nga xamante ne bi moom la ñu lal galañ ko ci yoon bi dinañu xool ba xam tàkk-tàkk yooyu tamit lan moo ko wund waaye li ñu mën a jàpp mooy ay pneu Nanko waaw peut-être dinañu ñëwaat ci yow léegi nii on a une édition spéciale avec une déclaration de Bougane Gueye Dany leader du mouvement Gëm Sa Bopp bu ñu nar a am léegi on va peut-être juste s'arranger après on va te prendre.
yéen a ko dundandoo depuis ce matin muy le leader du parti PASTEF Ousmane Sonko mujj nañu ko teg loxo yóbbu nañu ko section de recherche son avocat maître Bamba Cissé moom moo ko confirmé ni ñu ko tegee loxo nag tax na ñu dalal fi ki nga xam ne moom mooy njiital gëm sa bopp Bougane Gueye Dany ñu lay nuyu. ñu ngi lay sant bu baax Mambay di sant ñi ma nekkal ci plateau bi. voilà Ahmed ak Mansour. voilà plateau bi dañ koy bokk ak ki nga xam ne moom mooy El Hadj Mahamadou Mansour Diop ñu lay nuyu. ñu lay fay Mambay. ak ki nga xam ne moom mooy El Hadj Ahmed Aïdara alors suivre nga ko moom Ousmane Sonko teg mujj nañu ko jël ak anam gi ñu ko yóbboo depuis ce matin suivre nga ko ni ko Sénégalais yeeg suivre ban jàngat nga si njëkk a def. alors maa ngi d'abord am gàcce ci Sénégal rawatina situation bi nga xam ne ñu ngi koy dunduloo Sénégal parce que ni mbir yi demee li biir mooy. Sénégalais yëpp am nañu lu leen metti parce que nag Sénégal dafa mus a nekk chantre démocratie Sénégal dañu mus a di tagg suñu doxalin ci wàllu démocratie ci àdduna kon tey suñu demee ba ñuy def bassesse parce que préfet bu Dakar li ma ko gis mu organiser tey dafa mel ni film yooyu ñu doon seetaan am chef de bande buy coordonné et lii du image boo xam ne bu image bu reluisante la ci Sénégal image la bu delloo ginnaaw Sénégal Ousmane Sonko ak lu ñu ko mën a waxal dellu na ginnaaw ne dem day wuy ji justice mais Sénégal ak Sénégal yi yëpp d'accord nañu ne à la limite dañ ko kidnappé dañ ko enlevé parce que depuis mu génnee këram diggante kër Ousmane Sonko ak Mermoz tel Mermoz motul 1 kilomètre taxawloo nañu ko ñeenti yoon mujj gi ñu ñëw baare ko ne ko fii doo fi jaar fii ngay jaar fi ñu bëgg ngay jaar dem nañu ba dégg le préfet de Dakar mu naan ko boo bëggul jaar ci yoon bi ma la traceel nga ñibbi waat sa kër. Alors recul démocratique la ça nous interpelle et ça interpelle chaque Sénégalais Ousmane Sonko lii ñu ko def tey gàcce la ci Sénégalais bu mu mën a doon. rawatina nag ñi nga xam ne dañuy xeex ngir justice ngir démocratie Macky Sall tey ku ne xam na ne doxalin gii muy doxal ci réew mi doxalin la goo xam ne gàcce la pour sénégalais ñun yi ñu doon mais gàcce la pour suñu maam ak suñu mag ak suñu baay yi nga xam ne liggéey nañu pour démocratie Sénégal dañu ko xeex lu ëpp juróom-ñaar fukki at teg Sénégal ci yoon suñu démocratie ak lu mu soox ñu ngi koy joyanti ba moom Macky Sall mu mën a jot ci réew mi mais lii mu def tey du luy honorer Sénégal lii mu def tey sénégalais bu nekk war nga jóg gëm ne résistance dafa jot bu kenn yóbbu samay wax nag résistance laa wax dans un pays sans foi ni loi. La place des honnêtes citoyens c'est la prison comme ni ñu ko bëgg defalee Ousmane Sonko et dama wax ne Ousmane Sonko tey moom la mais suba kan lay doon mun naa doon man mun naa doon yow mun naa doon képp koo xam ne mu ngi tey jamono ji ubbi ay noppam di déglu li may wax parce que ñii ñu seqal duñu ay gentleman ay nit la ñu ñoo xam ne pouvoir daf leen omnibuler ay nit la ñu ñoo xam ne yaakaar nañu donkaasi gi ñu toog dañ faa war a nekk di mos di nguuru alors que Sénégal maamu kenn moomu ko bàyyi kenn moomu ko. Sénégal ñun ñëpp ku ci nekk dafa am loo xam ne da nga ko ci def ce que Macky Sall est en train de faire les hommes religieux war nañu jóg ne ko arrête parce que nag ku artuwul di nga atte kilifa yi xel ko ci Sénégal ñi toog seen roq jot nañu jóg parce que li ñu def Ousmane Sonko kenn yaakaaru ko woon. et loolu nag dafa am lu ñu koy ubbil li ñuy ubbi mooy trouble à l'ordre public ne ko participation à une manifestation interdite yóbbu ko section de recherche entendre ko dem yóbbu ko def ko déféré ko mu jàkkaarloo ak le procureur mu dóor ko mandat de dépôt moment boobu bu leen neexee à tout moment mën nañ ko génn ci kaso bi dem yóbbu ko ne ko demal gis juge d'instruction maanaam li mu doon sàkku ci ay àqam yëpp tey ji Macky Sall avec benn équipe boo xam ne toq ci ay nit lañu ci réew mi
ñoo jël le Sénégal en otage jël le pays en otage bëgg ko def seen moomeel bëgg ko def réewu Maïssa Tendu Dior di bëgg ko def réewu Biram Yacine Boubou ba lu leen neex lañ fiy def lu leen neex lañ fiy amal. Alors les partis politiques les organisations des droits de l'homme ñi nga xam ne ay mouvements citoyens lañu mais surtout ñi nga xam ne ñoo nekk ci ay partis politiques ci opposition bi l'heure est grave ku ci toog ci sa roq di seetaan danañ la fa fekk rocc la danañ la xëcc fa nga nekk daal di lay dóor yat wi te bu boobaa doo ci mun dara. Ce qui se passe est extraordinaire et encore une fois ça interpelle tous les Sénégalais, je dis bien tous les Sénégalais. Il faut une rupture progressive mais une rupture citoyenne. Il faut une résistance citoyenne parce que lii Macky Sall di def bu ñu ko seetaanee dana def lu ko neex ci réew mi te bu boobaa waxoon na leen la mu leen waxoon kilifa yi ci réew mi ça veut dire que joxu leen sax gëdd boobu ñuy wax la muy wax naan sëriñ si ay citoyens ordinaires la tey jii gën na ko dëggal parce que bu ñu demee ba nit ki wax ak ay kilifaam ñu yey ko ne ko demal nga wuy ji yoon mu jóg di wuy ji yoon ñu jël les forces de sécurité utiliser leen daal di barricader yoon bi parce que li ñu gis prise d'otage la li ñu gis kidnapping la et ça n'honore pas le Sénégal ça n'honore pas les Sénégalais. Donc encore une fois la résistance s'impose. Il faut que kenn ku nekk ci ñun na jóg wane ne lii ñu def Sénégal mérito na lu ëpp lii. Sénégal mérito na image bu ëpp lii ñu wan parce que du lii lañ ñu liggéeyal du lii la ñu liggéeyal Sénégal suñuy maam du lii la ñu liggéeyal Sénégal ñi xeex pour démocratie du lii la ñu liggéeyal Sénégal. Alors donc la jeunesse de ce pays levez-vous debout pour une résistance. Pour une résistance moom njiital gëm sa bopp moo ko wax Bougane Gueye Dany voilà laata ñuy dem ci El Hadj mu mel ni kon moment bi nga xam ne si lañ koy téye am na ci lu toll ci 19 députés yu dem def benn saisine conseil constitutionnel ngir nag ñu mën a annuler malaanu kiiraayam ndax loolu am ñu jàpp ni waroon naa mën a tax sax lépp lu nga xam ne dañ ko doon topp ñu annuler ko ba régler problème boobu. dafay tekki rek ne ñi ñu seqal mbir mi nga baal ma ci kàddu gi faalewuñu yoon faalewuñu justice parce que bu fekkee ne justice bi am nga ci wàll goo xam ne da nga koo téye sa loxo. ba foo ko bëgg jaarloo mu jaar fa. force de sécurité yi nga téye leen ci loxo ba foo leen bëgg jaarloo ñu jaarele fa kon yaakaar naa ne dem conseil constitutionnel du loolu mooy solution bi parce que tey bu ñu yegsee fii ci Sénégal conseil constitutionnel boobu moo ñu fa yóbbu. parce que tey conseil constitutionnel boobu bu ñu nanguwul woon parrainage bi nga xam ne moom la ñu utiliser comme benn système pour segg ñenn ñi pour ñu bañ a bokk ci élection kon tey ji duñu fa yegg. kon fa ñu lay ñaddee fa ñu lay tegee yat wi boo fa demee amuloo fa benn yaakaar et je crois que loolu moom moo justifier yenn booy yi nekk ci benn résistance bi ñun ñii taxaw nekk ci benn résistance bi parce que encore une fois dama ne notre justice peut être imparfaite parce que parfois il y a des personnes imparfaites qui l'incarnent waaye ça veut pas dire que suñu justice dañu koy def ci benn pot daal di koy tuur mais am na ci ñuy doxale ci suñu justice ñoo xam ne jot da jar na xel tey et day wane encore une fois ne ñii nga xam ne ñoo fi nekk amuñu benn respect ci suñuy institution parce que jàpp nañ ne institution yi ñoom ñoo leen war a jaareloo ci yoon bi leen neex et encore une fois c'est dangereux parce que bu ñu demee ba population bi bu ñu demee ba askan wi boo nee bàyyi leen justice mu def liggéeyam ñu ne justice boobu ngay wax bul ñu ko tuddalati ça veut dire que tout simplement les piliers yi nga xam ne moom moo nekk fondement wu suñu république piliers yooyu mu ngi commencé di yànq et kenn waralu ko kenn defu ko lu may Macky Sall ak ñi mu àndal jël nañu réew mi bëgg ko def seen moomeelu bopp dama bëgg a wax ne Ablaye Wade bu defee woon nii moom Macky Sall du nekk ci réew mi tey moom Ablaye Wade bu ko Abdou Diouf defoon nii réew mi du yegg si fii mu yegg tey donc politique encore une fois politique affaire u gentleman la politique xel mu rafet la politique xel mu yaatu la da ngay ànd ak dal mais bu fekkee ne buñ nee bërët xoolal rek coow li xoolal réew mi fi ñu toll mbas mi économie bi nërmeel
nit ñi amatuñu ña daan jaay namme mënatuñoo jaay ba jaral ñi doon jaay cere mënatuñoo jaay ba jaral mool yi mënatuñoo dem gétti amatuñu xaalis boo xam ne danañ ko jëndee essence ñi nekk ci marché yi di taaba Colobane ak ñoomin seen jënd jóob taf ci njaay gisatoo lenn loo mën a taaba tey ñu dugal réew mi ci gutte gi nga xam ne ci la nekk lu ko waral bëgg éliminer ay adversaires tey Macky Sall li mu bëgg mooy ñu yegg ci élection 2024 te ña nga xam ne ñooñu la doon xëccool dootu ci jàkkaarloo ak kenn da nga naan muut nga ànd ak man wala ma ne la ñuus ca biir mbir mi alors pourquoi on doit regarder ça pourquoi sénégalais yi ku ci nekk toog ci sa kër naan sama yoon nekku ci dama koy wax tout le temps man Bougane Gueye yàlla dimbali na ma mënoon na maa toog suma kër li ma yor ma lekk ko ak sumay njaboot mais damaa jàpp ne réew mi fi mu jëm gudda lay doon dama jàpp ne ñii fi ñu jëmee réew mi buñ ci jugul ñun ñi nga xam ne danañ wax ñu dégluñu ñi nga xam ne dañu toog seen kër doon ay kilifa bon boroomi xam-xam kilifa diine yi ci seen bopp ñoom it bu ñu ci jugul bu ëllëgee danañ àtte et bu boobaa Sénégal dong moom mooy perte parce que nag encore une fois ñun réew mi bu tàkkee bu ñuy séddale dañuy bokk ci ñi ci ëppale ñi fi tàkkale waaye am na ñoo xam ne dañoo am ay appartement Houston am ay appartement Dubaï am ay nationalité ci yeneen réew ñooñu bu réew mi tàkkee dañuy jël seeni doom yàpp leen ci ay avion génne leen réew mi yéen ñii maag yéen ñi taxaw fii est-ce que bokk nañu ci ñi ñàkku bokk ñu ci ñi ñàkku moonte ñàkk bi ñiy ñàkku ñoom ci seen bopp def nañ ko bii bukki bii njur biir sàmba ñoom ci seen bopp ñoo jël ñàkk yi féetalu ko alors que ñi ñaa ngi ci biir réew bi fii ci biir kër gi ngeen nekk ñaati nit ñoo fi nekk ay nit ñoo xam ne dañu am ay comorbidité ñooñu mënuñoo am ci ñàkku yi mais bu ñu demee ba réew ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi mënatuñoo sentir ne ñun ay sénégalais lañu parce que dañu jàkkaarloo pouvoir buy opprimer peuple bi pouvoir buy jël ay opposants di leen naj di leen rendi mais vous pensez que Sénégal mérite na loolu encore une fois na ku nekk jóg taxaw je dis ku nekk na jóg taxaw ce pays a besoin de ses dignes fils voilà El Hadj Ahmed ñoo ko déggandoo kii di Ousmane Sonko ñenn ñi jàpp ne dañ ko jaay doole dañu ko kidnappé am ay xel yu nga xam ne dafay wax ne peut-être moom moo doon yootu lii. waaw xam nga maa ngi nuyu ñëpp président Macky Sall convoqué nañ ko fi commissariat central kuy mbokkam ak kuy xaritam gunge nga ko ñun ñi nga xam ne duñu dara sax ba barki démb suñu tribunal bi ñetti nit gunge nañu ku ñu convoqué say mbokk dinañ la gunge. bu dee borom mbooloo nag rawatina waaye li avocat bi wax man loolu laa gëm ñoom ñoo ko bloqué foofu noonu pour indi beneen mbir benn parce que avocat yi am na lu ñu dugal selon la loi moom juge bi mënatul def dara lu suspendre mais buñ ko suspendre waa ji ñibbi amaat ndam comme que annonce na démb victoire am dugg na fi génn fi waaye li Bougane wax loolu moom mooy dëgg Ablaye Wade lii Macky Sall di def bu ko defoon Macky du mës a falu du falu am nga fi problème ñu entendre la bàyyi la nga ñibbi benn ñaar dox nga ci ay sëriñ moom sëñ Bara intervention yi daw yooyu yëpp bu amuloon mais yow ku la ñaan nga bañ ba tax na lii nga xam ne tey moom moo am ci mbirum Ousmane Sonko nit ñi dañoo def man mosuma gis ñu ne diw dañu ko violé wala diw parce que ñun dañuy def ay émission fait divers diw dañ koo def lii diw dañ ko def lee néewal ko doole nga nekk jigéen mais même association féminine yi alaaji dañuy compter ñaata nit ñoo génn pour défendre la fille waxuñ ne dara xewul de mais xam nga lan moo waral loolu is que loxo yi waa APR yi dugg ci biir y'a combien de mai ay nit ñoo xam ne dañu leen cee tudd ba pare ñooñu weddewuñu doomu diw jarbaatam la doomu diw bi mu demee 4-4 bi ko jëli doomu diw yéen buñ taalee seen kër sax léegi nit ñi duñ leen gëm loo leen wax duñ leen gëm li Khalifa Sall wax commencement bi dañ ne woon lii mbirum privé la waaye dimanche bii passé ñoom ñëpp gars yi dañ leen a déployé ñu mel ni ay soldats ñëpp a dem ci rajo yi télé yow nga mel ni yow da ngay daw di seetali sa bopp comme si yow li ñu lay waxal dëgg la ci yow wala du dëgg ci yow ba tax na loo wax duñ ko gëm ñàq yi fi mu ne nii genn wàllu sénégalais yëpp gëmuñu leen koo wax ñu ne la ñàq yu wóorul professeur Seydi sax moo leen di sauvé di wax ne lii ak lii ak lii ak lii nguur goo xam ne loo wax yow sa population dañoo dem ba duñ la gëm loolu tamit problème la bu dee coowal Ousmane Sonko bii nag indiwaat nañ beneen dossier ci biir dossier nañ leen seetaan ak dossier en tout cas Ablaye Wade moom Ablaye Wade lii Macky Sall Ablaye bu ko neexoon 23 juin du am Macky da koo neex manifestation parrainage bi amul gars yi Colobane lañ leen karee kenn yegsiwul assemblée ñuy wàccee kaar yi Ablaye bu ko defoon manifestation du am
Ablaye Wade bu ne woon damay tànn ñan laay dajel Ibrahima Fall laay dajel ak léegi yow Macky dama lay éliminer Macky du falu. mais yow même élection ñi ngay àndal ñi nga war a dajel sax yow yaay tànn yéen mbër ngay dajel nga bëgg a nekk roi des arènes. élection yooyu jeex ña nga jàkkaar loolu toog ne la avant élection yi 15 mois ñun ñu ngi doon waxtaan waaye problème dugg na dañu wax ne dëgg man damay dem élection mais man Bougane man maay tànn man ñi nga xam ne damay bëri ak ñoom seet ñi am doole ma teg ne éliminer Khalifa éliminer Karim éliminer léegi li Khalifa wax nag moom la Bougane wax léegi résistance debout jóg taxaw point parce que loolu amul beneen ay affaire explication gis nga ñun ñëpp ni fii dëkk bi balaa may dee ñu naan soit ay républicain fii ñëpp ay républicain lañ fii kan moo bëggul réew mi bu tàkkee ñun ñëpp ñooy dee ñëpp a bëgg réew mi mais ku bëgg a jalgati heure bii am na ñuy yónnee message ne ñoo ngi jooy Sidi Lamine et cetera moo xew lii tey lii moo daan am ci jamonoom lii moom moo amaat Macky Sall 23 juin moom Tanor Dansokho ndem si yàlla ñoom ñëpp plateau ba Walfadjri mais nii lañ leen invité woon parce que gis ne yaa dérive waa tey ñu ne loolu daaw barki démb lañ fi invité Ousmane Sonko télé bi dañ koo tëj bu ñu leen tëjaloon télé boobu ca jamono te Abdoulaye Wade avait les moyens moo amoon ARTP yoroon Sénégal bu ko neexoon mu tëj télé ba mais tëju ko mais yow li ñu leen defal yépp ba nga falu nga ñëw nga ne lii moom day dakk ci mim réew kenn du wax mut maa mot waaye ne nañ leen waxante dëgg nag voilà résistance nga ne faw ñu am résistance moom nga woote mais également ki nga xam ne moom mooy Khalifa Sall moom la wax si ban forme mais résistance xam nga suñu constitution dafa ne la buñ nekkee di la opprimer sañ ngaa bañ ba ci alxuraan dañu la koy wax boo amee lu la metti wax ko boo ko mënut wax jooytu ko boo ko mënut jooytu duggal ci sa néeg mettitlu ko et cetera ay niveau la mais il faut que sénégalais yi ñu sentir ne lii ñu jóg di ko bañ suñuy doom lañu koy bañal suñuy sët lañu koy bañal xam nga lu tax xam nga dafa am wolof lu muy wax boo waree sareetu gaynde loo romb fàdd ko boo waree sareetu gaynde loo romb fàdd ko nguur xajul ci kenn président de la république xajul ci kenn parce que doole ji ko suñu borom jox moo tax doole jooju nag boo gëmut yàlla nu la neex nga koy utiliser parce que lii xew tey wax naa la ne la lu raam la lii yàgg na koy wane def na ko ci ay yooni yoon xam nga mënoo ne damay dem élection man roi des arènes damay jeex ci biir mbër yi ana yaawu jaal ana wulli te wulli sax boo ko gisee bu tegee cumukaayam nga ragal ko c'est-à-dire yow dem nga ba da nga nekk nit koo xam ne képp ku jóg ku am ambition ku àndut ak yow nit la koo xam ne dañ ko war a faagaagal nit la koo xam ne dañ ko war a éliminer alors Ousmane Sonko nag nit ñi delloo ci seen xel 2017 réunion Manko fa ñu doon séddale seeni poste député Ousmane Sonko bu fa toogoon duñ ko sax def suppléant yàlla def moom Ousmane Sonko mu nekk député ci plus fort reste 2019 mu dem élection nekk 3e ci score bi génn 3e 2021 ñuy wax chef de l'opposition moom Ousmane Sonko mu incarné ko et comme lu ma wax mu incarné ko avec brio incarné ko tere nelaw ñii fi ne ñu ne tey il faut ñu faagaagal ko pourquoi ñu war koo faagaagal parce que moom Ousmane Sonko àndul ak ñoom parce que moom Ousmane Sonko taxawul tey pour ñu nappaaje Sénégalais yi taxawul tey pour ñoom li ñuy wax homme d'état lan mooy homme d'état lan la ñuy jàppee homme d'état kuy garder secret bu baax état mën naa am lu bon kuy denc lu bon ñu ne yow kooku homme d'état la lan mooy homme d'état état warta am lu bon lu ñuy nëbb malheureusement ñii fi nekk bëgguñu kenn remplacer leen ngir seeni musiba ak seeni jéeya nit ñi teg ci bët mais dama leen wax encore une fois Ahmed yaa ngi koy wax léegi Sidi Lamine dem na waaye daf fi bàyyi ay ndong Ousmane Sonko mën nañ ko tëj ci biir kaso bi mais nañu jàpp ne 12 millions de Ousmane Sonko ñu ngi biir Sénégal nañu waajal kaso yi te xam ne nit ñi danañu taxaw pare nañu ñu ubbi kaso yi parce que li fi nekk ci doomu aadama taxaw pour dem kaso li ma biir mooy tuut na ci seeni kaso li wóor mooy seen camp militaire yooyu nañu ko ubbi et que nos forces de l'ordre ñu nekk ay nit ñu républicain te xam ne citoyen sénégalais bu ñu gaañ seen rakk la ñu gaañ
citoyen sénégalais bu ñu daaneel seen rakk la ñu daaneel seen mag la ñu daaneel seen i jigéen la ñu daaneel xam nga ni jigéenu Pastef fii ñu téye leen juróomi fan di leen pamtee demal dellu si demal dellu si demal dellu si lan moo ko waral dara waralu ko lu may demuñu ànd ak Macky Sall tey jii man mii su ma àndoon ak Macky Sall xëy na leneen la ñuy wax suñuy compte du ñu ko tëj kenn du ñu song bi ñu ñuy song léegi lan lañ bëgg réew mi du am opposition mais kon kay nañu commencé ñun di def stage royaume di def son altesse ak sa majesté loolu mënul am Sénégal parce que c'est pas le choix des Sénégalais le choix des Sénégalais c'est la démocratie et cette démocratie doit être préservée au péril de notre vie kenn ku nekk ci ñun war na jóg mu xam ne Sénégal encore une fois li Ousmane Sonko doon xeex du pour moom du pour doomam du pour soxnaam du pour njabootam mais pour Sénégal la pour sénégalais yi la. kon nañu xam encore une fois ne lii nga xam ne moom la ñu def Ousmane Sonko sénégalais yi danañu taxaw danañu jàkkaarloog ñoom danañu jëflante ak ñoom encore une fois dama wax ne il faut résistance mu am parce que bu résistance amul ñii bu ñu gisul ne ay nit taxaw nañu. pour que lii ñuy def ñu dakkal ko résistance lay doon boo xam ne résistance républicaine résistance lay doon boo xam ne résistance réfléchie parce que nag réew mi ñun ñoo ko moom duñu ko taal waaye duñu nangu aussi ku toog suñu bopp duñu nangu ku jël réew mi def ko sa yëfi bopp duñu nangu ku jël réew mi bëgg ko def sa moomeelu bopp duñu nangu ku jël réew mi bëgg ko def moomeelu sa njaboot bëgg ko def moomeelu dynastie tey jii sénégalais yi encore une fois histoire mu ngi ci seen kanam kon nañu xam ne liy défendre Sénégal lii tax Sénégal génn ci lii mu nekk ñun ñoo ko fi mën a génne yàlla du wàcc jox kenn añ ak reer yàlla du wàcc defaral kenn këram yàlla du wàcc solal kenn yére am na loo xam ne boo ko mënalee sa bopp yàlla teggi na ca loxoom la nga mënal sa bopp yàlla du la ko defal Hadj Mansour. loolu leer na El Hadj mu mel ni kon gis ngeen image yi nii foofu centenaire la ñu gis ne foofu peut-être nit ñi ñu ngi commencé wàcc ci mbedd mi am nañ également Mame Diarra Fam l'honorable député mi ngi en ligne bu fekkee jàppandi na ñu daal di koy dugal laata El Hadj di ñëw ci li nga xam ne mooy commentaire bi gis ngeen centenaire alors l'honorable député Mame Diarra Fam ñu ngi lay nuyu. allo oui. honorable député. waaw li may déggee moo xaw a faible tuuti rek. voilà yaa ngi ñu dégg même bu xawee faible yéen déposé ngeen ba noppi li leen waroon ala ban jàngat ngay def ci mbir mi. allo. honorable yaa ngi ñuy dégg. oui allo. waaw honorable balaa muy laata muy gën a jàppandi kon El Hadj gis nga centenaire xale yi ñu ngi commencé yëngu di am na ñu ngi fay taalax lu ne lii lañ doon jot donte ay médiation jotoon na am. li buggaan ak foofu lay topp am réew bu fekkee dañu dem ba bëgg a sàkkal pexe démocratie ba fa nekkoon. képp ku toog noppi complice nga képp ku ci participer complice nga te démocratie Sénégal depuis kañ la ñoo def élection locale yi kan moo wax Macky Sall ni ku maire yi nekk ci gox-goxaat yi bu élection jotoon daal ñu leen falaat ba léegi sóoraale tuñu élection locale et pourtant dañu ko tënk ci suñu charte réew ñu toog seetaan noonu maire yi jiite seeni ay gox de façon illégale ñu toog noppi ci mois d'avril bii ñu dëgmal dañu waroon a def yeneen élection ci conseil bu au conseil des collectivités territoriales ci calendrier bi la nekk dañ ko respecté dafay bokk ci démocratie élection législative député seen mandat mois de juillet lay jeex duñ ci wax ndax ñu ngi nekk jamono ji ci jàngat fichier électoral bi loolu lépp boo ko dajalee ni déjà ñi jiite réew mi ñu ngi dëggaate démocratie bi nga xam ni moo ma jox sañ-sañ ma wax moo jox ñiy manifester sañ-sañ pour ñuy manifester kan moo koy dëggaate kan moo am intérêt ci loolu tey bu fekkente ni bii ñeenti ñi Macky Sall waxoon ni sukkandiku ci suñu constitution ñoo valable ngir jàkkaarloo ak moom ci élection présidentielle yu 2018 yi xuma 2019 Madické Niang bokkatul Cheikh Issa Sall bokkatul Idrissa Seck dem na allié ji ak moom mais nag Ousmane Sonko moo desoon léegi kon 16 millions Sénégalais yi fi nekk moom dong mooy benn candidat bu valable ngir dem ci élection alors que 2014 ñu ngi 2024 ñu ngi wax naan moom mënut a nekk candidat parce que am na ñaari mandat am ñuy daga naan mun naa nekk candidat ba léegi constitutionnaliste yi ñu ngi ciy wax ñuy dute ci moom waaw bu ñu dugalee Ousmane Sonko kaso Macky Sall nekkul candidat mais kan mooy jiite Sénégal dañ koy bàyyi ci loxo mbedd mi dañ koy bàyyi ci àll bi mu nekk dëkk bu dul am njiit